bonsoir à toutes et à tous soir d'info am mbégte dellu siwaat ni ñu koy defee saa su heure bi jotee ci télévision Futurs Médias ñu am nag mbégte di dalal bu ci deuxième partie soir d'info Alioune Tine di fondateur Afrikajom Center xam ngeen ne magistrature bi xaw naa yëngutaan yi dinañ ci waxtaanee ak dinañ ko waxtaanee ak Alioune Tine dinañ waxtaanee itam li nga xamante ne jóg na fii ci wàllu politique bi muy diggante Mansour Faye ak Ousmane Sonko dinañ wax it ci débat politique bi ci Sénégal ci première partie bi ñi ngi war a dalal ki ñuy wax Souleymane Diallo moom nag moom moo jiitee ONG bi ñuy wax Outra Africa moom mooy beneen Afrique si kanam tuuti xam naa dina fi teew ndax dafa nekk ci embouteillage bi ñu war a waxtaanee li nga xamante ni fan yi ñu bari remarqué ne ko mooy immigration clandestine bi nga xam ni dooraat na ci Sénégal ci kanam tuuti kon dinañ ci dalal Souleymane Diallo jiite ONG Outra Africa laataa muy ñëw ma dalal Modou Fall maa ngi lay nuyu Modou. maa ngi lay fay Binta Diallo di fay mboolem téléspectateur. waaw ni nga ko waxee noonu la kon laaj bi sampu mooy wàllu immigration clandestine bi ñu nemmeeku jamono ji te tey rek wala fan yi ñu génn. ci waaxu mbuur yi li nga xam te ni moo di marine nationale teg loxo ci lu tollook téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñetti doomu aadama. ñu newoon ci gaal jëmoon ca Espagne. ñu jàpp leen mu mel ni Binta immigration bi dafa dellusiwaat ak doole. defe naa noonu lañ ko mën a jàppee. est-ce que dafa dellusiwaat Modou Fall ndax sànq ci suba bu may dalal ki nga xamante ne moo jiite ONG Horizon Sans Frontières bi ma ko ne lan moo waral mu amaat recrudescence bi jamono yi daf ma ne mosu fee sax jóge ça veut dire que nit ñi ñu ngi jéem di dem xëy na ñi ñuy jàpp ñoo feeñle mais am na ñoo xam ne ñu ngi dem kon dafa wax ni ñu jàpp ni kon immigration clandestine mosu fee jógee ndax nit ñaa ngi dem uti leneen nit ñaa ngi wuti leneen wax na ko am na waaye dafa fekk ni xëy na dispositif yi nga xamante ni réew yi nit ñi doon jëm mu di Espagne Italie Allemagne muy réewu Europe yi dañ ko jëloon ba ci suñu frontière ak Maroc frontière Maroc ak Espagne ñu daal di densifier kon foofu la nga xamante ni mooy wàllu surveillance ba ñi daan dem mooy Afrique subsaharienne ak ñi nga xamante ni ñu nga jógee ci Afrique centrale ñoom ñëpp bu ñu mësaan ne yegg foofu wala sax ñu jëm fa yegg da daan jafe lool ndaxte vigilance bi dañ ko yokk waaye ñu nemmeeku ni même bu fekkee daan nañ jéem daawuñu woon yegg te noppi marine yi nag bu ci mel ni marine marocaine daan def liggéey yu am solo bis bu nekk wala ñetti fan ba ñeent ba jàpp semaine di nga dégg ni teg nañ loxo ñoo xam te ni dañ doon jéem a traversé ngir jéem a dugg fi nga xam te ni moo di Espagne ñeneen ñi itam ñu jéem a leen teg loxo ci li nga xam te ni mooy yoonu Libye bi ba ci sax li nga xam te ni mooy yoonu Algérie mais buñ ne dafa dellusiwaat xëy na dañ ko nemmeeku fii ci Sénégal lim gi tey takku na lool toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett muy 183 ci ay gaal ñu jàpp leen ci waaxu Mbuur xëy na loolu guléet la ndaxte bul fàtte ni jifeer ca la ñu jàppoon toll woon na ci juróom-ñaar fukk mu di 70 ñoo xamante ni jooñu nañ dem Espagne ñu jàpp également ci weeru décembre 2019 30 ñoo xamante ni ay Gambien ak i Sénégalais itam bokkoon na ci sax juróom-ñaari jigéen ñu doon jéem a dem ca Espagne ñu tegaat leen loxo mais bii tey ci lim gi buñ ko saytoo jàpp ko nemmeeku ni xëy na ndaw ñi ak nit ñi ñu ngay génn seeni réew génn ci suñu continent jëm Espagne moo tax ñu ne xëy na mbir mee ngi dellu si ak doole moo tax faaw nag ñu am taxaw seetlu ngir xool lu waral li ni mel waaye itam lan moo mën a rek téye ndaw ñi fii ci suñu continent boobu. am na solo li nga wax lan moo war a téye ndaw ñi ci Afrique ndax du Sénégal rek moo am immigration clandestine bien vrai que avec Frontex mooy li nga xamante ni Union européenne mettre na ko en place des garde-côtes pour surveiller waaxu Sénégal ba gaal yi dootu fi jógee ndax yaa ngi fàttaliku ay jamono dem bi Barsaq dafa taroon ba Union européenne génne xaalis jox ko Sénégal ngir ñu mun a contrôler suñu ay waax ba xale yi bañ a dem mais avec ce qui est en train de se passer on a comme l'impression que xale yi bàyyi yu ñu dem bi malgré tout bu ñu jaarul Sénégal ñi ngi jaar feneen ñu ngi wax ñi ngi dem Maroc ñi ngi jaaree Maroc ñi ngi dem Libye ñi leen di rey ci àllu ci désert libyen bi lépp à la recherche vraiment d'un mieux-être lan moo ko waral nga ni sànq war nañ ko xool ci pauvreté bi xëy na surtout te loolu nag les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans ça. dëgg la Binta pouvoir public boo ko dee wax mooy ñi yor doxalinu réew mi saytu gi naka lañ koy doxalee ñu ngi koy tëralee xëy na pouvoir public bi bu ñu leen di joxoñ mbaaram mooy laluñu pexe yoo xamante ni ndaw ñi nañ fi mën a toog ngir am liggéey ci seen réew boo amee liggéey foog naa ni sa xel du dem ci réewu jàmbur ba ngay jaar ci naka su dul noonu muy immigration clandestine ndaxte tukki bu jaarul yoon la lu ne mën na cay fekk su du ñàkk ngay dégg bis mu ne
wala ngay am ay xibaar ci ay doomu Afrique yoo xamante ni ñii faatu nañu ci désertu Libye ñii ci géej gi dañ lay woon sax ay image yu jéggi daw yaram lool mu di ay doomu Afrique yoo xamante ni lap nañu ndaxte xaaj gi ñay dem du ñu am li nga xamante ni mooy leen di sotti ci biir ndox mi wala ñu leen di sotti ci biir ndox mi xaaj bi bu ñuy dem du ñu am li nga xamante ni mooy gilet de protection xaaj bi bu ñuy dem du ñu mën a féey te gaal yi souvent fa ñuy suuxee day fekk ni mu soru lool tefes féey ba yegg lu leen di jafe lay doon moo tax ñuy nemmeeku ñuy teer ci waax yi mu doon loo xamante ni nag xëy na lu ñuy ñaawlu la mais binte lépp solo mooy ñi ngànk suñu réew yi mooy Afrique bi ñu nekk Afrique sowu jant moo xam Afrique bi nekk ci digg bi muy Afrique centrale wala Afrique lépp nga xamante ni muy Afrique noire ñi ko ngànk war nañu xool yan politique la ñuy teg ngir kon muy politique gu ndaw ñi muy politique de l'emploi ndaw ñi mën a am liggéey moo xam dañ koy accès ci li nga xamante ni mooy di wàllu mbay mi wala ñu accès ko ci li nga xamante ni mooy wàllu mécanique électronique bépp lal bu ñu mën a lal rek ba ndaw ñi mën a am gis ci seen bopp ndaxte wax nga ko en quête du mieux-être la maanaam dañuy wuti fañ ko yaakaaree wuti fañ ko yaakaaree yaakaar googoo leen dugal ci gaal yi naam xam nañ ni seen bakken mën na cee rot lu tax mënta dakk nag loolu moo mat ñu xool mat a saytu te xam nañ ni fii ci suñuy politique nag dañoo sooxe ci wàllu politique gu ndaw ñi ndaxte chômage bi bëri na lool fii loolu dañ lay wax déedéet parce que dañuy wax ni par exemple créé nañu ay emploi Macky Sall comme moo fi nekk dafa diggoon ndaw ñi emploi à l'arrivée à l'heure du bilan dañuy wax ne créé nañu emploi ci domaine yu bari mais bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy xew dañuy on est tenté de se demander ana emploi yooyu on a des programmes on a des projets de financement ay milliards ñu koy injecté ci ay programmes yoo xamante ni bu ci mujj mooy la DER gis nañu ñaata milliards dañ ci injecté mais à l'arrivée le résultat est là les jeunes sont en train de partir bërki démb ak démb plus de 200 ndaw ñu jël leen ci Mbour war nga xam ne kon on est en droit de se demander est-ce que programme yooyu ñuy tëral pour ndaw yi mën a toog est-ce que c'est sont viables est-ce que ndaw ñi sax xam nañ ne programme yooyu am na programme bu ñu ko waxee dafa war a laaj li nga xamante ni moo di évaluation foo tëralee programme évaluation daf ci war a am naam wax nga ko DER muy entrepreneuriat rapide ñu lal ko mu nekk kuréel goo xamante ni ay milliards lañ fa def wala muy lëkkaloog banques yi ngir financer li nga xamante ni moo di ay projet ci wàllu ndaw ñi tey jii xëy na ñu ngi def seen kéem kàttan ba xam sooxe na wala sooxewul loolu évaluation moo ñu koy wan boo xoolee tamit am nañ ministère boo xamante ni ministère de l'emploi la je crois bokk nañ ci programme mu njiiti réew mi président Macky Sall moo di su ma juumul plus de 500 000 emplois ou 10 000 emplois ndaxte diggoon na ndaw ñi ni dinañu am xëy yu bëri ba sax ay ku jéem dañ doon wax ay emploi précaire la boo xoolee ci wàllu projet yi ñu laloon moo xam muy TER muy leneen lu ñu mën def ba ci BRT bi nee nañu dina absorber li nga xam te ni mooy ndaw ñi ñu mën ci liggéey mais nemmeeku bi benn la mooy ba léegi taux de chômage bi Sénégal ci gën a dayoo ci mbas mi nag ci la gën a fese ndax jàpp nañ ni ci lu tolloog ñaar fukki junni maanaam 145 000 emplois yoo xam te ni ñàkk nañ ko ay doomu aadama yi ko amoon ñàkk nañ ko bi mbas mi ñëwee ñooñu dellu si ci chômage boo ko boolee mu nekk loo xam te ni am fi liggéey ci Sénégal lu jafe la loolu bokk nañ kon lu poussé ndaw ñi ñu dem tayle seen bopp ci géej gi ndax tayle seen bopp laa wax donc géej amul banqaas boo ci duggee soobu dara leeru leen da nga yegg Espagne fa nga jëm te tamit ci géej gi ci boppam la fa nekk ci garde côte ak la fa nekk ci li nga xam te ni mooy li lay gàllankoor pour nga yegg fa lu jafe la ñaata fan nga fay am ñenn ñi réer na te dee yi mënu leen découragé loo man loolu ma yëm Binte Diallo Barça Barsaq la ñu wax Barça Barsaq la woon ci atum fàttali ko nañ ko atum 2004 2005 2007 2002 ñu ngi daan embarqué fi nga xam te ni mooy Joal ñu wax ko ñu embarqué Gorée Thiaroye tey jii am na ñoo xam te ne nañu dañuy dem bu Mauritanie ngir embarqué wax nga ko sax ci Union européenne koppar gi ñu génnee boole woon nañ ci Mauritanie Gambie tere woon na fii ci tefes bi fii bañ Guinée Bissau Guinée Conakry dañuy jaar fii ci waaxu Ndakaaru yi ngir dem mais tey pour man solo si ak xalaat si mooy nees la ñuy def ba li nga xamante ni mooy suñu ndaw yi bañ a dee ci waax yi ci géej yi ba suñu ndaw yi bañ a amati xalaatu ni réew mi ñu nekk mënuñu fi tekki ba suñu ndaw yi gëm ci seen réew gëm ni mboolem liggéey boo fi mënti def yàlla baax na mën na la suturaal mais loolu day fekk moom politique boo xam te ni moo ko lal moo ko diriger mu nekk politique de leadership boo xam te ni dafay jiital ndaw ñi ci lépp luy liggéey. dëgg la Modou Fall suñu gan egsi na Souleymane Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant. xanaa embouteillage bi la tee. waaw si booru hôpital militaire moo am benn accrochage ñuy jégalu ñu koy jégalu. ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay présenter sànq les téléspectateurs di wax ne yow yaa jiite ONG Otra Africa
Otra Africa xëy na ñu gaawantu rek nga expliquer sénégalais yi mooy lan. waaw defe naa Otra Africa sénégalais yi bëri na lu ñu koy dégg bànqaas la boo xam ne Espagne la juddoo dans le cadre de l'immigration avec la communauté africaine bi nekkoon à Andalousie ñoo ko créé pour jàppale suñu mbokk suñu askan yi nga xam ne dañu dem foofu di am ay difficultés wu papier donc ñu tënk ko tuddee ko Otra Africa pour wane beneen visage u Afrique mooy bu dul Afrique bi nga xam ne rek Afrique ku xeex Afrique ku feebar Afrique ku coono Afrique bi nga xam ne Afrique bu ñaaw bi la Otra Africa day wane beneen xar kanamu Afrique. mais est-ce que seen xeex bi aboutir na d'autant plus que gis nañ ñu xale yi ñuy continuer di emprunter des embarcations de fortune di dem Europe bi nga xamante ne sax yaakaar naa ne taneetul Afrique. waaw c'est vraiment déplorable que ba léegi embarcation yi ñu ngi dem maa ngi wax ak léegi waa Tenerife daanaka tout au long mois bi ay embarcation ñu ngi génn ñun nag li ñu si naqari dëgg-dëgg. Tenerife c'est Espagne. Tenerife c'est Espagne. c'est Las Palmas ñun nag li ñu si naqari dëgg-dëgg mooy ni que absence su vraiment volonté réelle bu mun a accompagner puisque tamit nañ ko nangu ala kulli alin nit yi dañu dem. immigration fu ñu munti aw droit naturel la ni mala yi di demee picc yi di si demee doomu aadama yi noonu la ñu demee léegi nag li si important mooy ni que suñuy dem dañ leen war a accompagner dañu war a fexe ba dem bi mu nekk dem bu lew dem bu baax ba nga xam ne du ñu jël seen bakken di ko def si ay xottu gerte di ko def si ay gaal di traverser désert bi pour dem parce que ñoom li ñuy wuti bitim réew amaana ni vision la rek boo xam ne suñu politique yi bu ñu accompagner woon loolu vision boobu mënoon nañ ko corriger. naka lañ koy accompagner. accompagner bi mooy d'abord ñu gëmloo leen ni que lépp lu ñu mën a am bitim réew mën nañ ko fi am damay jox exemple tout le temps boo xoolee Colobane ñaata cantine ñoo fa nekk ak cantine bu nekk ñaata jeunes ñoo fa nekk ak cantine bu nekk ñaata lay générer en termes de recettes journalières PME la PME boobu tey boo ko structuré accompagner ko gëmloo jeune boobu mën na dem bitim réew mën na dem Bangkok mën na dem France mën na dem États-Unis wuti marchandise wuti li muy ñëw renforcer aussi li mu am ni amaana ne xelam dina xaw a changer tuuti moo gën muy jël ndëkk monte doguma la mais PME boobu structuré nañ ko Binta mu ngi koy wax sànq am na ay kuréel yu ci mel ni DER am na ay kuréel yoo xam te ni dañuy encadrer li nga xam te ni mooy PME am na sax agence boo xam te ni dañ ko créé muy ADPME mais dañoo gis ni boobu ba léegi dafay sooxee ndaw ñi ba léegi mu ñuy gis seen bopp ci politique yi ñuy tëral lan moo waral li ni mel ndax foog nga ni am na beneen gis-gis bu gën boo xam te ni mën na téye ndaw ñi ci réew mi. xam nga loolu yëpp dañ koy structurel alors que on parle de l'informel informel bi moo dominer jeunesse bi boo demee di léegi waxi nan Nimchat nga xool xale yi ni ñuy dëkkee nga dem Matam nga dem dans le Fello li nga may wax waxu DER nga may wax ay ADPME ay structures yu formelles la munoo ñëw nii rek faxas rek jot si procédure bi dafa long dafa gudd day créer désespoir boobu mooy tax xale yi di jël gaal gi du caaga ni que dañ ko soxla woon gis nga tey bu ñu fexe woon ba suñ dans le cadre de nos partenariats avec l'Union européenne avec les États-Unis avec le Canada mu wóor ni la fii am na ay jeunes yoo xam ne am nañu capacité du ñu ay como du ñu ay neen am na lu ñu yore ñooñu ginnaaw dañu jël volonté wu dem ñu accompagner leen gis nga ci biir accompagne boobu contrat de performance lay nekk da ngay dem pour 4 ans ci biir 4 ans yi da ngay formé wu liggéey am tuuti comme dellu si boo dellu see ñu xool nu ñu lay accompagner nga monter sa structure su boobaa am nga xam-xam bitim réew am nga fooy kiwe nii man def naa bitim réew daanaka 18 ans nekk naa si structure yi si immigration laa liggéey tey alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla fi ma nekk dama dellu si aw ma lu ma gënal l'état ne m'accompagne pas si samay structure mais xam nga génn yombul tey boo seetloo immigration clandestine bi xawoon na dellu ginnaaw tuuti daanaka nit ñee ngi jéem di dem waaye tey lim gi ni mu toll dafa jéggi dayoo loolu téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett muy 183 ci ay gaal ñu jàppee leen Mbuur lan moo waral xëy na ba ndaw ñi gëm ni bu ñu tegoo ci gaal yi dinañ dugg ndax mbas mi dafa da leen yokk courage pour ñu dem wala. waaw ñetti facteur parce que ñun tam léeg-léeg bu jugee rek dañu def ay analyse dañu am observatoire boo xam ne dañ koy jàngat déjà sur le plan climatique période bi ñu nekk nii. dafa favorable. géej gi dafa favorable bëriwul ul
te ñi ngi yóbbu nit yi ci géej gi ay nappakat lañu ñu xam géej lañu ay nitu géej lañu donc sur le plan climatique c'est favorable ñaareel bi ci am mooy ni que bi mbas mi amee ba léegi kii Frontex bi dafa xaw a wàññi surveillance en haute mer léegi suñu surveillance côtière yi daanaka ci pêche illicite bi ak gros bateau yi la ñu gën a concentré wu que embarcation yooyu di génn ñetteel kii bi tamit je le déplore mooy ni que mbas bi mu amee ba léegi les consulats et les ambassades dañu tëj seen ay consul dootuñu joxe visa am na sax ñu yore seen ay carte de résidence ñu ngi fii actuellement mënuñu voyager parce que soit seen carte de résidence dafa jeex ambassades yi ne woon amoon na ay loi de prolongation biir Union européenne ñu mën a permettre nit yi ak seen carte de résidence bi jeex nga dem laajte ji visa pour voyager. mais est-ce que ñooñu bokk na si ñuy jël gaal gi di dem. du si ñàkk. parce que ay nitu géej lañ ñu xam géej lañ te dañu xam fi ñu jëm. ñooñu duñu ñoo xam ne dañu réer ñooñu jëluñu ils ne vont pas à l'aventure xam nañu cap bi ñuy def boo leen joxee léegi tey géolocalisateur dañ lay jox cap bi nga xam ne moom la ñuy jëf directement wuti Tenerife donc am na si et ce qui est déplorable mooy ni que ku nekk si situation boobu situation njaaxare la nekk donc nga am kayit xam fi nga jëm munoo dem mbas mi loolu kii na ko troisième facteur bi nga xam ne mooy facteur bi nga xam ne moo si gën a déterminant mooy ni que tey da si am ay njaboot da ngay gis papa bu yore ñaari doomam 50 yi mujjee egg si Tenerife police espagnole bi dañu def enquête ba xam ne ci biir gaal gi amoon na ni kenn ku nekk ak ñaari doomam bi ñu ko laajtee mu ne dama bëgg sama doom dem jàngi dama bëgg sama doom jàngi xale bu am 8 ans loolu day daw yaram dafay mel ni comme désespoir la ñu am si dëkk bi troisième facteur bi nga xam ne nag war nañ si mën a jàngal mooy ni que désespoir total bi xale yi am par rapport ak les politiques publiques de nos pays. C'est vrai Souleymane c'est vrai que les pouvoirs publics am nañu une grosse part de responsabilité dans ce qui arrive mais aussi il faut je pense que seen Otra Africa bi di ngeen wax ak xale yi aussi pour wax leen aussi que jàng bi am na solo pour demander de l'emploi il faut être diplômé parce que état bi day wax souvent que c'est un problème d'employabilité qui se pose liggéey am na mais xale yi amuñu formation. est-ce que aussi ñoom tamit amuñu part de responsabilité xam ni dañu toll aussi buñ la boo tolloo ci jàng da ngaa war a jàng. ok pour ëllëg nga mën a demander liggéey. xam nga troisième facteur bi mu la doon développer mooy fi nga teg sa baaraam c'est-à-dire la sensibilisation autour de ce fléau boo xoolee ces 2 dernières années dafa bàyyi carrément budul gaal bu génn. wala immigré bu dee bitim réew dootuñu waxati waxu question d'immigration je pense que l'État doit prendre la question de l'immigration à bras le corps avec une politique forte d'accompagnement sensibilisation bi mënuñu ko bàyyi suñ ko bàyyi rek conséquence bi mooy ni que dañuy dem ba benn instant bu ñu gisee benn kii trou bu tuuti wala lu ne yàmbaran si dispositif bi rek dañ siy dugg parce que ñëpp a bëgg a dem Binta da nga bëgg a dem tourisme kii dafa bëgg a dem di renforcer ses capacités keneen ki dafa bëgg a dem wuti toog na gis na ay moromam yi dem bitim réew dañuy ñëw tekki wala am as tuut loo xam ne teranga langage de vérité aux jeunes aussi par rapport à la question bi ma la posé wax leen ne balaa ngaa liggéey da ngay jàng aussi mais tëb rek demander liggéey te fekk yow marché de l'emploi bi gisu amoo fa profil il faut aussi ngeen wax ak am qualification parce que pouvoir public yi moom waxuñu seen wax parce que ñoom priorité du seen affaire vraiment dañuy génne un milliard pour les jeunes gisuñu ko parce que dañuy politiser des fois les fonds yi nga xam dañ ko alloué à la jeunesse mais yooyu yëpp mi ngi fii mais jeunes yi aussi je pense que am nañu part de responsabilité. Bon duñu rejeter part de responsabilité des jeunes. Mais je pense que yow ci sa bopp man ak keneen dañu am ku ñu yilif dañu am ci lu ñuy windu tey dara bu ma dalee damay jékki xool kan mooy responsable bi. Aujourd'hui l'éducation la formation l'enseignement de la jeunesse revient au pouvoir politique. ñoom di xale yi tey lu ñu leen mënti tegal dañ leen tegalul ay alternatives yooyu da ngay xool université bi. moi je suis dans le secteur de la formation mooy li mu lay wax dama jóge bitim réew ñëw ubbi benn brèche boo xam ne dañu waroon former ci cadre boobu amuloon Sénégal mu ubbi ko di former macha allah xale yi ñu ngi ñëw di former mais on est très peu accompagné par l'État la formation l'université regarde état bi université nekk tey suñu xale yi waroon ñu mën a fexe càmbar suñu xale yi ba ñun duñu jéebaane dans les années 60 dans les années 80 sénégalais fierté la amoon à l'université Cheikh Anta Diop tey xale yi bëggatuñu dem université Cheikh Anta Diop la faute à qui à la jeunesse au pouvoir politique l'orientation de la formation tey boo xoolee xale yi dañu jàng am bac
ñenn ñi pour ñu bindal la lettre bu correcte sax amuñu ko te bu ñu jugee foofu nga war a mën a ne kooku dafa war a dem dans le secteur de l'emploi alors que waroon nga ko mën a dériver et c'est l'occasion aussi de reconnaître hier j'ai écouté le président de la République à travers le conseil des ministres mu ne 30% des nouveaux bacheliers nañ leen orienté dans le secteur numérique effectivement loolu bu ñu ko jëloon auparavant wala ñu commencé ko corriger léegi mooy ni que la formation post-bac c'est-à-dire tey jeunesse bi avant muy kii na nga mën a monter micro nga mën a xam ne tey boo ñëwee TFM suñ la buggee jël am na loo kii caméraman bi ñu mun ko fa former ki nga xam ne cordonnier la nekk Pakaaw ki nga xam ne jardinier la nekk Xombol ñoom ñëpp ñu mën leen permettre li nga xam ne xam-xam seen bëgg-bëgg ñu mun ko am li nga xam ne bu ko defee état da leen di accompagner rek su boobaa dootul nekk exigence su état pour nga wutal nit ki liggéey su boobaa nit ki bu yeewoo këram marché de l'emploi day nekk à sa portée mais par tant que le marché de l'emploi n'est pas à la portée de la jeunesse immigration day ubbeeku surtout man ma dellu si tuuti sànq yaa ngi wax mais ni ñuy waxee état pourtant teg na ay kuréel yi mu teg mel na ni am na li ñuy wax directeur du ministre des Sénégalais de l'extérieur boo xam te ni moom il doit donc s'occuper de tout ce qui est la diaspora mais également les Sénégalais muy immigration beeg yooyu te ni nga waxee dafa mel ni loolu dafa sooxee kuréel googu est-ce que yéen sentir ngeen ni li mu waroon def mu ngay def xam nga man damay faral di wax léeg-léeg su ma waxee dañu ne mais tu es très dur avec l'État mais oui c'est parce que c'est eux les responsables et les garants de notre vraiment bien-être et de notre duñu critiquer parce que dañuy critiquer on fait des critiques yoo xam ne ñoom dañu bëgg ñuy bàyyi xel ci li ñuy wax parce que dañu génn dund ko tey li ngay wax noonu ministère des affaires étrangères ñetti direction yu concerne sénégalais de l'extérieur ñoo fa nekk te ñetti direction yooyu yëpp boo xoolee ci benn la ñu wund bu ñu demee bitim réew sur la carte diplomatique sur les relations diplomatiques c'est le directeur des affaires consulaires la ñu reconnaître à l'extérieur le directeur des sénégalais de l'extérieur bokkul ci benn convention bokkul ci benn protocole à l'extérieur gisa loolu donc dañ ko kii le secrétaire d'État politique la mën na répondre le chef de l'État tey xam nga lan moo nekkoon challenge bi xam nga lan moo nekk objectif bi man tey su ma ki woon mooy ni que d'essayer de vraiment réconcilier la diaspora sénégalaise l'immigration sénégalaise avec les pouvoirs politiques et l'État du Sénégal et particulièrement avec le chef de l'État mu am une oreille attentive par rapport ak diaspora bi dinañ ñëwaat ci loolu c'est très important dañuy dem publicité dellu si waat ci plateau bi